kay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ngir ma lekk dañuy jël taabal teg ko ci kaw lal jël bool bi teg ci taxaw ci biir ndox mi tiim ko ngir lekk benn waay bu ñu naan Amadou Dia dëkk Tivaouane jeg saw muy nit li ci Vox Populi coono bu muy dund ak waa këram ndax kur gi une coono ak jafe-jafe yi muy dund nee na yemul foofee ne ñaari fan a ngi bu guddi jotee dañuy tegale ñaari lal am ñu ca yëg tëdd bu ñu nelawee ñaari waxtu ak lu teg dagg seeni nelaw wàcc may ñeneen ñi ñu mën a yëg ngir nelaw vie Amadou Dia ne fi seenub coono gën a feeña nag moo di bu ñu bëggee dem toilette ndax seen douche yëpp ndox mi nangu na ko les éco nañoo ñi inondation yu tongal ñoo ngi wër ba léegi ndimbal lu ñu gisagul police bu Caaroy dafa fees dell comme ndox ba waral ñañu fa garde à vue woon dañu leen fa mujj jëlee yóbbu leen police bu Pikine les éco xamal ñu it ne Bassirou Sarr di xale lu góor ñaar fukki at ak juróom gi ñu fekkoon mu faatu ci tunnel bu train express régional bi autopsie ba ñu ko defal dëggal na ne dafa lab ci ndoxum taw mi moo ko tax a faatu l'observateur bi ne càggante gu kilifa yu état bu Sénégal moo jur lii lépp ne li état bi naaloon ngir xeex waame gi ci dëkk bi tegoon ko ci loxoy agence de développement municipal ngir 2012-2019 ñu newoon ci defoon ci yitte doon ca liggéey waaye ba phase bu njëkk ba jàlle deuxième phase bi kenn waxatu lu ca jëm li mu jur nag moo di dëkk bi taw na nit ñi taale ak di tëmbale téeméeri milliards ak ñeent fukk ak ñeent yu teg yi ñu newoon dañu koy teg ngir plan décennal lutte contre les inondations xaalis boobee l'observateur nee nañu ba léegi kenn décaissé wu ko càggante gu jur li askan wi di dund fan yi ci réew mi yemul foofee La Tribune bind na ne kuréel yu ci mel ni SILS ak ACMAD yëglu woon nañu ba wax ne ren dina bari ndox waaye ba ñu koy wax gouvernement bi joxuñu leen woon nopp bu baax bi journal La Tribune dolli ñu ci ne doonte déclenché nañu plan Orsec ci réew mi waaye terewul diiwaan yu bari ci Sénégal fu ca mel ne Kees Kaolack Ndar Matam Ndakaaru ak Touba ndoxum taw mu bari mi sëkkatal askan wi moo leen jural mer mu rëy mi ñu nekkee la Sénégal nañoo plan Orsec boobee ñu naan déclenché nañu ko ci réew mi Kër Massar moom gisu ci boppam plan Orsec bi ci point mort la taxawee ci Kër Massar kër ndem si yàlla Babacar Touré du Sud Quotidien xëy ab taxaw seetlu ci plan décennal lutte contre les inondations 2012-2022 li mu ci njëkk gis moo di Macky Sall mi tegoon boobi le plan moo far réer ci waame gi dafa teel a bàkko gaaw a kañu yàkkamtee tëgali wagg ba muy wax naan andi na fi pexe yu tàggale réew mi ki inondation dem ci sax ba yokk boppam coow lu rëy ne am na ñu tàmbale yëkkati seen kàddu xaat di sàkku ay leeral ci fan lañu dugal koppar yi ñu nattoon ngir plan décennal bi président Macky Sall ay réalisation mu di li mu liggéey ci réew mi ci wàllu inondation jarota lambu xool gis la ministre d'état secrétaire général de la présidence di Mahammed Boun Abdallah Dionne moo ko wax ci xët mu njëkku Soleil national moom président de la république di Macky Sall l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne woote na ndajam daar di réunion d'urgence tey ji ci suba gi ca palais de la république Macky Sall muy ree ba ñi di feeñ photo baa ngi ci xët mu njëkku Source A yéenekaay bi xamal ñu ne natt bi ñuy def jëmee ko ci réew yi gën a rafetub taxawaay ci xeex coronavirus bi réewum Sénégal moo jël deuxième Macky Sall ak ñi mu àndal xerañ gu ñu wane ci xeex Covid-19 gi moom la ñuy joobe sandarma yu section recherche koy bu joobe leen ne journal enquête xëy na dañu xamal benn waay bu ñu naan Esnias nekkoon ci dëkk bi di fitnal góor ñi ak jigéen ñi ku ci nekk mu fexe ba am say photo yu jaaduwul di la chantage def la esclave sexuel jël photo yooyu di ko jox site pornographie doonoon it collaborateur bu Kocc doon liggéey ak moom waa joojee di Esnias sandarma yu section recherche teg nañu ko loxo attaque lu teg rëbb nañu ko laata ñu koy teg loxo. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ñu àndoon ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm na ko noonu yi ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye bokk na ci xibaar yi ngan goo xamante ni wala bokk tànki nimmiku ginnaaw waame gi def na ko ci Ndakaaru ak banlieue am démb ngir xoolal boppam jéey-jéeki tolluwaay askan wu ko doon xaar di wu sonn ca jaaxle buy xaar ak taxawu moom jëwriñ ji dénk dig leen lii di ay mesure ci lu jàmp muy saafara kon Covid-19 gi Kaolack ak fanu ca toll ci ñaaxe gi comité développement sanitaire ya dañoo génn ca poste de santé wutali ci askan wa ci wàllu sensibilisation gi askan wi ci boppam nag moo tëw a jógandoor dóorandoor préfet département ba rafetlu ko boobu ñàkkum engagement communautaire Sédhiou bag beek lañu fa gisagum ne résultat dal xel lool ñii di waa l'école bi suñu ko méngaleeg résultat yi woon daaw Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dal jàmm ca kanam tuuti boppam tolluwaay jéey waame gi ci Ndakaaru ak banlieue bu ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye askan wu jaaxle sonn lool la ko fa doon xaar sàkku ci ñoom it ay ak taxawu digge na saafara ci lu jàmp moom ministre intérieur coronavirus diwaanu Saloum jamono yu comité développement sanitaire ya génn ca poste de santé wutali ci askan wa jaare ko ci caravane ngir ñaaxe gi lanu seetlu rek mooy ci wàllu askan week ak dogoom ci xeex bi nag muy engagement communautaire préfet département bu diwaanu Kaolack béggul ca na yëf ya néewee ñàkk kàttan lool ci wàllu boobu engagement muy kon soobu ci xeex bi
diwaanu Sédhiou moom ak baccalauréat ren bi lañu fa am ne résultat ci centre yu nu fa diperñee gum seeni xob ñeel gune yi juróom-ñaari téeméeri candidat téeméeri ak juróom fukk jàll ci sumb gu njëkk ba muy premier tour am na ñaari téeméer ak ñaar fukk benn yeneen yu dem ci ñaareelu xaaj ba ci kanam tuuti leeral yi Max Euclide Compagnie xibaar yi dina ci bokk ñaareelu xaaj ba sport geeg Malal Junior Diagne yéene kaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye démb ci Ndakaaru ak banlieue ginnaaw waame gi ak coono ni nga xamante ni noonu la duggee ci askan wi jafe-jafe naka noonu askan wu kon sonn lool jaaxle ci xaar ak taxawu moo ko doon xaar ci fu mu teg tànk nepp gox ci Ndakaaru moom ministre intérieur digg na it jëmee ci askan woowe saafara ci lu jàmp reportage Salimataaw. pàcc bu njëkk visite bi ña ngi ko tàmbalee ci cité Bellevue ca Mariste fii nag tekk-tekkaaral gañ ca daan nemmeeku tey jii ay briw motopompe la ñëpp yeewoo Aly Ngouille Ndiaye ñëw seet si leen ngir xool naka nañu fanaanoo ñaxtu yi benn la ay mbënd moom dañ cee sonn ñu koy xamle. ñun ñu bëgg ku ñu defaral dëkk bi yàgg na fi ça fait 20 ans ndox baa ngi fi taa te bala ngaa gis ni rek kër jàmbur daanu wala nit dee ñu door a ñëw di interpeller. zone de captage ak bassin de rétention bu fees bay ball ca koñ ya Parcelles Assainies nag fii moom ñu ci bëri ci mbedd mi la ñu fanaan. ci saako yi lañ ma wàccee maa ngi nii fees del unité 13 sama mat la yaa ngi ne aw ma fu ma tëdd gis nga sama loxo bi fóot naa leen di baaxul sànni naa leen maa ngi nii mat laa yaa amuñ fu ñu tëdd ñu ngi ñoo sonn. ñii dëkkee Cambérène ñu jël yëf yi këpp ka seen maire ñu xamle ci seeni kàddu ni deful dara ngir dimbali leen. monsieur le maire defaluñu dara ñun ñoo ko wax defaluñu dara daa bàyyi ba gars yi ñu doog a ñëw mais ñun faluñu ko soxlawuñu ko. visite bi di wéy dem ba ca biir banlieue bi Pikine Thiaroye Guédiawaye Rufisque ministre de l'intérieur di xamle ni am na ci ay dogal yoo xam ni duñu xaar dañ koy dëgmal Aly Ngouille Ndiaye. point yu ci bari yi ñu gis am na ay solution yoo xam ne mën nañu ko def pour ne pas dire sax point yëpp en tout cas am na solution yoo xam ne mën nañu ko teg immédiatement lépp ci solution yi ay moyens de pompage la rek parce que dans l'immédiat moom ndox yaa ngi seen kër yi noonu naka la ñuy fexe ba ndox yi di génn. jafe-jafe bi nekk benn fokk am ay yeesalaat yu ñu def yenn ci ay gox-goxaat ñu def fa liggéey yu sori wante itam lu jëm ci wàllum assainissement ñu defar ko benn yoon yëf yi jeex ba faw bu ñu sukkandikoo ci kàddu ña seen xam-xam màcc ci lu ni mel. sur l'assainissement vous avez un seul interlocuteur, c'est l'ONAS. mu dekkoon reportage Salimata Aw ci Ndakaaru ak banlieue am démb ci li nga xamante ni mooy dem gu fa ministre intérieur demoon ci askan wi ngir xool tolluwaayu yàqu-yàqu coono bi ñeel taw yu mitti wadd Ndakaaru ak li ko wër naka noonu it saafara yi ci war Louga naka noonu ak coono ci askan wi ak ndox yu bari yi def nañ fa nag opération ngir manqam ndox mi ca ba fii yëf yi ëpp guli loxo ka ni waxee mooy lieutenant Momkour Sall bu sapeur pompier Sénégal ñu teewlu ko ak Abraham Paul Pouy. taw yooyu nag jotu fi yàq lu bëri jusque ne am nañu ñetti point yoo xamante ni ay point yu suufe lañu ndox yi dañuy ruisseler jógee feneen ñëw installé wu ci point yooyu te point yooyu la ñu nekk di pompe nii fii ñu nekk Touba Seras teg nañ fi benn motopompe bu 150 mètres cube heure fële devanture mosquée Kër Maam Cheikh Mbaye tamit teg nañ fa benn motopompe bu 80 mètres cube heure ak fële si Kër Sëñ Louga Est teg nañ fa tamit benn motopompe bu 80 mètres cube heure pour mën a dégager ndox bi nekk ci kaw tali bi. waa fii Louga moom ñu ngi sant yàlla. la situation est maîtrisée. melul ni yenn région yoo xamante ni am nañu ay sinistrés yu bëri yoo xamante ni génn nañ seen kër yi seen matériel yu bëri yàqu nañu. fii Louga moom mën naa wax ne peut-être premier jour bi barki démb amoon na ay quelques kër yi am tuuti ndox. mais quand même ndox bi kii na jógee na ci kër yooyu ba tax na daal mën nañu wax ne enregistré wuñu ay sinistré fii nii ci Louga. ñu daal di waxtaanee waa Jéemul ak ni nga xamante ni noone la ñu mere ñoom askan wa ba futt Jéemul ci diwaanu Saloum Descos moo fay waaj a toj yi kër askan wa lànk ne ci lu leew la ñu ko amee kon du ñu nangu toj gi dañu ciy déglu kenn ci ñoom waa Jéemul Matar Gueye ak Ibrahima Diamé. ñun jaamu yàlla yi nekk ay sénégalais pire jënd suñuy kër fa ñu ko war a jëndee ak kayit yu wóor ñu xëy benn bés gis ay nit yi fi ñëw yor seen i bind di bind naan gendarmerie ak HLM ñoo leen yónni dañoo bëgg a ndong suuf si dañ koo jënd fi ñu ko jëndee mooy communauté rurale Dieu moo ñu jaay kan moo ñu ko jaay maire Aliou Mbodj moo nekkoon temps boobu maire Dieu
moo ñu ko jaay notifié ko ba ko notifié sous préfet Gandiaye approuvé ko parce que die su Gandiaye la bokk sous préfet Gandiaye moo ko arrivé préfet Kaolack bu fa nekkoon Fodé Fall dans temps approuvé ko kayit yi baax su nga bëggee ñu leen ci kër yëpp boobu léegi tax suñuy kër nekk fi amuñ ndox amuñ dara ba daa pap dama bitey bu nekk ci Sénégal andal ñu courant fii commencé baax màgg ñu xëy un beau jour station da koy jël fu mu ko teg nañu bàyyi ngi daal suñuy kër ñu jaamu yàlla yi daal loolu la gendarmerie nag jaar na fi def ay bindam jox ñu convocation pour suba ñu wuy ji suba incha allah ñëpp dinañ wuy ji mais nag na nga xam ne suñu nar a toj suñu kër yi dañuy tojaaleeg nit ñi fi nekk yëpp gas ñu suul ak duñ ko nekk ay ati jur fi ay doom lépp ñu bëgg a nangu suñu kër yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba am na benn imam bu fi dëkk def na fa ñaar fukki at fi la suul jabaram fi la suul ay doomam jumaa jaa ngi ne suñu pare na fi def ngeen xool jumaa ji mag la fa tabax am fa daara ju mag fii ay responsable fi dëkk ay fonctionnaire rek fii ay militaire ay gendarme lépp fii ñu des ci Saloum Kaolack ak li nga xamante ni mooy xeex beeg jàngoro coronavirus jamono yu comité développement sanitaire yi wàcc ci terrain bi jaaree ko ci caravane ngir di ñaax askan wi ci fàggandiku gi ñeel jàngoro ji préfet bu département Kaolack li nga xamante ni rafetlu ko mooy askan wi ak ñàkk jugandoor gi dóorandoo ci gàttal wàllu engagement communautaire ci wàllu xayma jàppale ni Kaolack ña nga ca ñaari téeméer ak ñeent fukk ñu amee jàngoro ji ñaar fukk ak juróom faatu ca téeméer ak fanweer ak ñeent wér ca leeral yi Ibrahima Diame. depuis poste de santé ya lañuy soobu ci xeexu mbas mi di coronavirus waaye ak ni limukaay yi di gën a yokk di dem moo tax waa comité de développement sanitaire yu district bu Kaolack daal di wàcc ci mbedd mi amal benn caravane dugg ci quartier yi nga xam ni moom la feebar bi la gën a laal ngir gën a ñaax askan wi Abdoul Aziz Sy moom mooy secrétaire général collectif di mbootaay bi de ñuy duppee CDS. feebar bi fi mu toll tey Kaolack mu ngi commencé jéggi dayoo ndax ñu ngi ci lu ëpp ñaar téeméeri cas ñi gaañu aussi ëpp na yaakaar naa lim bi toll na ci lu ëpp ñaar fukk ak ñaar ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi ñu ne kon jot na donte ñu ngi ci woon mais ñu gën a baral jéego yi moo taxoon tey ñu organiser caravane bi nga xam ne nii dañuy sensibiliser nit ñi dañuy communiquer ak ñoom dañ leen di may ay masques pour que vraiment ñu ñu gën a respecter les gestes barrières ndax feebar bi actuellement kum tiitalul Kaolack dafa mel ni kon dëkkuloo Kaolack. lancement caravane bi nag ñu ngi ko amale ci préfecture bu Kaolack ci teewaayu préfet ci boppam mi ne xeeb na lool engagement communautaire u askan wi ci xeexum mbas mi de. bu fekkee dañu wax ne bu dajaloo am bu rek am nga ñëw ci quartier ay ndaw nekk fa doon juróom fukk mbaa ñu ëpp ko ne dañuy football bu mbir yi demoon na mu war a demee est-ce que bu boobaa dañuy woo police mu ñëw di leen tasaare déedéet engagement communautaire bi ñuy wax su amoon way jur bu ne soo xëyee yaay artu say njaboot. fi mu toll nii nag région médicale bu Kaolack enregistré na lu toll ñaari téeméer ak ñeent fukki cas positif ci diwaan bi lu mat téeméer ak fanweer ak ñeent wér nañu ñaar fukk ak juróom ñoo ci ñàkk seen bakkan Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima ñu jàll wutali Linguère ci département bu foofee kuréel gi yittewoo xeex beeg jàngoroy coronavirus. nekk ci defaruwaat ak màggal gi nu dëgmal jaare ko ci gën a yokk ñaax gi di sensibilisation ci askan wi colug masque gi waaye raxasu yi ci mbooloom gaaraas yëpp Linguère Bayassane Diaw. kuréel gi saytu mbas mi ci biir département bu Linguère dajanan ngir càmbar doxalin wi Aliou Diaguèye dañ dénk ko li ëpp ci liggéey bi. lu tax ñu réunir tamit bokk na ci ñu ngi jëm ci ay xew-xew yu mag muy xew-xew diine donc bu ci gën a jege muy màggal bi xew-xew yooyu dañuy mobiliser ay nit ñi dañuy déplacer wu baax na ñu xam tey naka la ñu war a taxawee ñun comité départemental bi ba naka la nañ mun def ba vraiment fu ñu toll tey ci xeex bi mooy Linguère am 0 cas ñu kon ne di am 0 cas. moom jàpp na ne am na lu ñu war a joyanti comme ni mu waree ci bépp liggéey buñ la dénk. waxtaan nañu ku nekk wax nga sa xalaat wax nga ci lu ci manque ak lu ci ay rëkk-rëkk donc comité bi tey plan d'action mu def yi dafay jéem a prendre en charge problème yooyu yëpp mu jéem a xool ëllëg bu ñëpp gis seen bopp lépp ñuy def liggéey bu nekk liggéey boo xam ne ñëpp dinañ gis seen bopp muy Daara muy Linguère. Latir Ndiaye ñu tabb ko préfet bu Linguère bu yàggul dara mi ngi dikkaat ci doxalin wu yees gile kuréel dëppook màggalu Tuuba gi ñuy séentu. ñuy dëkk ji yee askan wi ñuy xam ne feebar mu ngi fi waaye dañoo war di fagandiku itam loolu ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na foofu dinañ ci continuer di ci liggéey ak presse bi waaye bu laajee activité yu mel ne ay caravane wala ay visite domicile aussi ñi seen xam-xam màcc côté boobu dinañ ci gën a taxaw. kuréel gi nag sas nañ ko ngir mu gën a yaatal ab liggéeyam ba mën a ëmb bépp commune ci biir département bi ngir liggéey bi gën a mën a mucc ayib. RFM Linguère Baye Assane Diaw. Baye Assane jërëjëf ñu dem Sédhiou waxtaane leneen di bagab ren bi ak résultat yi waddandi naka noonu leneen ci goxi Sénégal am na ca yu commencé wàcc ndànk-ndànk ci centre yu ñu fa jot daal di xool nattu
gune yi ci juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn candidat téeméer ak juróom fukk ak ñeent admis nañ ci xaaj bu njëkk ba muy premier tour gi ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn war a dem ci deuxième tour résultat yu ren yi ca Sédhiou yi génn gum bu ñu ko méngaleeg yi woon daaw yu bégloo waa kër njàng mi la Max Euclide Compagnie. ñaari jury rek am ci commune Sédhiou ci épreuve bac bile ci lycée professeur Bala Moussa Daffé foofu nga xam ne résultat yi fa lañu njëkk rot ci 363 ay candidats yi nga xamante ne ñoo amal épreuve yooyu ci série L'1 ak L2 70 ñoo jàll ci pàcc bu njëkk bi 112 bokk war a def ñaareel tour bi résultat yooyu ñu jàpp ni dal nañu xel suñu sukkandiku ci kaddu ku jiite jury 1200 boobee di Abdou Diouf. résultat yi dañ lu ñu mën a wax rek mooy baax na daal ndax par rapport à daaw moom yi moo gën fuuf yu daaw moom. sincèrement amuñu lu ñuy wax ak année bi nu mu demee ñëpp xam nañu ni mu demee par rapport à ça am nañu ay résultats yu baax ndax daaw fi ma nekkoon rek pour ma am 10 d'office rek c'était un problème ren au moins j'ai des 14 d'office 50 d'office ainsi de suite avec beaucoup d'admissibles. ci jury 1199 bu lycée Ibou Diallo ci 383 ay candidats yi nga xamante ne ñoo amal jongante yooyu ci série L'1 L2 ak S2 84 ñoo jàll d'office 109 war a amal épreuve ñaareel tour bi Tofène Diome jiite boobee jury gis ni résultat yooyu xaw nañu baax. pandémie bi amoon na fi mais résultats yi ñu am bu ñu defee comparaison par rapport ak li amoon au niveau du Sénégal l'année passée mën nañ ne résultats yi c'est acceptable lu nag ci mën a yokk daal mooy xam naa ci niveau d'assistance responsable yi mettre nañ fi dispositif boo xam ni dimbale nañu personnel bi enseignants yi ak candidats yi pour ñu mën a def seen cours yi mën a protéger wu ba agsi fii ñu agsi tey. ñaari président jury yooyu bokk féete ci commune Sédhiou bi di xamal ni mbas mi di coronavirus amul lenn lu mu yàq ci épreuve bac 2020 bile Max Euclide Compagnie ci Sédhiou ngir RFM.